13h ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci atte wi daanu ci ki nga xam ne nag moom moo di Amady Badiane ak itam Mohamed Samb ñu gën koo xam ci Ameth Thiou procureur daal na leen di daan lu tolloog ñaari ati kaso juróom benn weer yi la ñuy tëdd parquet bi bokk na ci lu mu leen di toppee la ñu def mu di fóonante boobee ci concert bu Wally Seck bi dëppoowul benn yoon ak li nga xam ne moom moo di war ma fii ci réew bu Sénégal délibéré bi jàpp leen ko ci juróom benni fan ci weeru juillet wi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal institut supérieur d'enseignement professionnel diwaan bu Thiès foofee nag daañ fa tàggat ay ndaw yoo xamante ni am nañ seen i ay lijaasa ci baccalauréat ci diirug ñaari at lañ leen di tàggat ci ay métiers yoo xamante ni wuute na diwaan bu Thiès googee xam ngeen ne ni ki tey ji ñu ngi fi xaar njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall jeune militant yu PDS nag jàpp ne duñu ko xàllal yoon benn yoon foofee nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Thiès la leen itam lu ñu mën a jàpp ci jotaayu xibaar ëpp na téeméer ci ay hectares toolu ceeb yoo xamante ni mu mel nag picc yi daal nañ koy caxatee foofee nga xam ne moom moo di ca Mbumbeen ca commune bu Jama la nekk ba tax itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di baykat yi jamono yi xamuñu fenn foo xamante ni la ñuy taxawee ndax itam lu ñuy yàqule ca ay koppar bari na rapport wi nga ñeel wàllu gestion ci inondation bi xam ngeen ne ñu ngi ci doon sëgg ni ki démb foofee nga xam ne moom moo di ca pencum ndaw réew ma jàppale ne jëwriñ jilee di Omar Gueye nag mi ngi dalal xelu askan wi bu baax a baax rawatina ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee ca diwaan bu Kër Massar ñi nga xam ne nekk ne ren mbënn mi du leen sonal comme ni mu leen sonalee woon atum 2020 ndax itam jag-jagalaat woo xamante ni daañ ko ci nemmeeku mbokk yi lu ni mel buñ ci noppee daañ ci toftal li nga xam ne nag moom la yéeni kaay yi xëyee ni ki tey ji léegi ma dikk ñu faram fàccee. ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne nag noonu lañu ko junjee woon bokk na ci àtte wi nga xam ne nag daal dinay daanu ci Amady Badiane ak itam Mohamed Samb ñu gën koo xam ci Ameth Thiou jàppale ne procureur bi daal na leen di tëj lu tolloog ñaari ati kaso juróom benn weer yi la ñuy tëdd parquet ba nag lam leen di toppee bokk na ca la ñu def ci concert yi nga xam ne nag Wally Ballago Seck ma ngi ko doon amal nag li nga xam ne moom moo di fóonante boobee nag moom lañ doon def ci boobu les concert daan nañ leen lu tolloog li nga xam ne nag moom moo di délibération bi mbokk yi jàppale ne ñu ngi koy xaar ci juróom benni fan ci weeru juillet bi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal ni ki tey ji lañ leen doon atte fa nga xam ne nag moom moo di ca tribunal bu grande instance yi nga xam ne moom moo nekk fii ci Ndakaaru daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo daañ wax itam ci leneen loo xamante ni moom la ñu nemmeeku di vigile ba nga xam ne nag daal nañ koy faat ca diwaan bu bokkut Jembereng soriwul lool fa nga xam ne moom moo di ca Cap Skirring ndaw yi itam wàccaat nañ dem ci ONG woo nga xam ne fa la ñu ko fekk mu faatu yenn ci ay caxat-caxatee yoo xamante ni daal nañ ko fay nemmeeku jiit bu bokk moomeel bu tombon moom noonu nag mi ngi naqarlu bu baax baax lu ni mel waaye itam di sàkku ci nguur gi ñu gën rek renforcer lépp lu ñeel wàllu sécurité nit ñi ak itam li nga xam ne moom moo di seeni ay bëgg ñu teewlu ko ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. guddi ajjuma dafa amoon benn mag sunu benn mbokk waa Kabrousse la fi mu doon liggéeyee ndax ba tey jii mënuñu woon wax lu leer ci mbir mi waaye ginnaaw gis nañu néew bi ci biir fosse bi nga xamante ni foofu lañ ko dugal xel mën na nangu ni ay nit ñoo ñëw fekk ka ci place liggéeyukaayam boom ko ba pare ñu sànni ko ci fosse bi mer nañu bu baax waaye noo ngi leen di xamal ni il faut que ñun ñëpp ñu calmé wu parce que dañu nekk ci benn état aussi un état dafay am ay organisation dafay am ay service tey ji gendarmerie ak sapeur pompier jël nañ néew bi yóbbu ko
xam naa ne commencé nañu enquête yi man en tant que jaraaf dëkk bi li may ñaan rek mooy soxla nañu vraiment la vérité ci loolu de sorte que justice ñu appliqué ko. tàllal sama loxo état pour xamal ko ne zone bi dafa laaj ñu gën ko sécuriser waat gendarmerie du Cap Skirring bi ba tey jii am na effectif yu ci nekk waaye li may ñaan ministère de l'intérieur mooy nu yokkal leen ay ressources humaines ak ay jumtukaay yoo xamante ni yi dana tax képp ku bëgg a defati lu bon ñu jàmmaarloo ak yow su ko defee nit ñi nekk donc ci jàmm. tàggat wi ñuy amal nag ci enquêteurs yi nekk diwaan bu Ndar Géej ak itam Louga bokk na ci li nga xam ne nag moom moo ko daal di wundu lépp enquête boo xamante ni nag mën nañ koo amal ñu gën ko baral bokk na itam ci loo xamante ni dees na ko mën a nemmeeku di rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw yi jël gaalu looco yi wutali fa nga xam ne nag moom moo di ca diwaan bu Tugal dañuy teewlu ay kàddu ko procureur général diwaan bu Ndar Géej ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. ñi enquête ñu jàppale leen ba renforcer seen dooleel leen yokk dimbali leen ci ñu am ay koom ak xam-xam bu tax ñuy gën a mën a defar enquêtes yi tey jii nag liñ fi dajale moom mooy dañuy indi ay enquêteurs ay policiers ak ay gendarmes yoo xam ne jóge nañu ba Rosso ñii jóge ba Louga ñii aussi biir Saint-Louis ñoom ñëpp ñu war a daje maanaam ay experts ñëw. di leen gën a yokk seen xam-xam daal ak seen mën-mën ci wàllu enquête li nga xam ne xale yi nga xam ne ñoom ñooy jël gaal gi ak ñi nga xam ne ñoo koy organiser di leen di yóbbu Espagne ñuy dee ci océan Atlantique ñu xool nan la ñuy mën a fexe bay mën a waxtaan ci suñu biir ba ñëpp di coordonner seen action ba loolu daal ñu def ci suñu wàll ba empêcher ko donc foofu ñoom jàppale woon nañ ñi bi may ci dajale boobu ñoom ñoo ma mayoon doole pour ñu def ko. leneen li moo leen doon junju mbokk bi ñu door yi la jotaayu xibaar bokk ñu ci institut supérieur d'enseignement professionnel diwaan bu Thiès foofee nag dañ fa tàggat ay ndaw yoo xamante ni am nañ seen baccalauréat ci diirug ñaari at lay doon ci ay métiers yoo xamante ni daanaka wuute na buñ ci noppee itam ngir rek ñu mën a am xëy ñu teewlu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seylatir. ñi ngi fii ci Thiès la capitale du rail ay waxtu yu néew nag njiitu réew mi Macky Sall dina ñëw fii ci diwaanu Thiès ngir ubbi l'école bi ñuy wax ISEP di institut supérieur d'enseignement professionnel di fi tàggat ay ndaw ñoo xamante ne baccalauréat la ñu am ñu indi leen fii ci l'école bi tàggat leen ñaari at ñu am métier mën a utim xëy lu toll ci ñaar fukki métier ak juróom-ñett de dinañ ko jàngale fii ci école bi di ISEP. école bi nag ndaw ñi ñu ci bëri nee nañ opportunité la ndaxte am na sax ñoo xamante ne tàmbale nañ liggéey bi ñu def formation am na ñoo xamante ne jël nañ leen fii ci chemin de fer kon nag dañuy dem ci biir école bi rek waxtaan ak ndaw ñi ngir ñu mën a xool ban anam la ñuy jàngi fii ci l'école bi ñuy wax ISEP di institut supérieur d'enseignement professionnel. institut supérieur d'enseignement professionnel bu Thiès ginnaaw baccalauréat fii ci l'école bi ñaari at lañ lay tàggat ci xeetu métier yu bari toll na ci ñaar fukki métier ak juróom-ñett li ci ndaw ñi gën a taamu bokk na ci lu jëm ci wàllu mbay mi télécommunication ak métier yi jëm ci wàllu saxaar. Thiès ñëpp xam ni chemin de fer fi nekk looloo tax ñu intégré ci métier du rail ci li nga xam ni loolu mooy njàng mi fii te ñun nag comme société chemin de fer lañ muy les grands trains du Sénégal dañ ci jël ay xale ay apprenants dañu koy envoyé ñu leen di jël en stage ñu ngi ciy recruter ba ren ji suñu directeur général monsieur Samba Ndiaye jël na ci ñaar. Umilo Ndiaye moom réseau télécommunication lay def waaye nee na lii de lu am solo la ndaxte tàggat bi ñu leen fiy tàggat bu ñu génnee daañu mën a utum xëy. loolu lu baax la parce que tamit nekk ci université yi ba ay juróomi at ba juróom-ñaar te doo nekk ku xamante ni ku professionnel ngay nekk mieux vaut faire loo xamante ni di nga ci teel a sóobu xam ni lii moo lay jëmale nga teel ci mën a wut sa xam-xam. utum xëy voilà. ñenn ci étudiants yi nga xamante ni fekk nañ leen fii ci biir l'école bi nee nañu ndawu Thiès yëpp war nañoo gestu ñëw fii ci école bi ndaxte ci diir bu gàtt mën nañ leen cee tàggat. man li may ñaax ñi nga xamante ne ñooy nouveau bachelier mooy que ñu ñëw fii xamante ne ISEP bu Thiès parce que fii 2 ans rek nga fi def après nga génne dem wuti liggéey. ren jii de ñu gis ne élèves yi nga xamante ni ñu ngi ci biir institut supérieur d'enseignement professionnel bu Thiès toll na ci 200 ak juróomi téeméer.
Cheikh Anta diwaan bu Thiès boobee nag xam ngeen ne ni ki tey jii nag ñu ngi fay xaar njiit bu réew bu Sénégal lu ñeel nag tournée économique yi nga xam ne nag mi ngi koy amal boobaak léegi ci yenn ci ay région fii si réew bu Sénégal mu mel ni jeune militant wu PDS yi nag jàpp nañ ne duñu ko xalal benn yoon moom njiitum réew mi Macky Sall ñu teewlu ba tey reportage bu Cheikh Anta wala bokk ki nga xam ne moom moo yoroon seen kàddu di wuyoo ci turu Ndiaga Diaw responsable des jeunes bu PDS ci micro Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. président Macky Sall dafay ñëw Thiès le 29 tournée yi nga xamante ni mi ngi ko nekk di def depuis boobu ba tey mu tuddee ko ay tournée économique ñun ñu jàppee ko ay tournée politique moom président Macky Sall le 22 mai 2014 dafa ñëw fii organiser fi conseil des ministres décentralisé mu diggoon Thiès 448 milliards 384 millions 683 534 francs mu ne dañuy soppi xar kanamu Thiès mais li ñu gis mooy bim ñu ko promettre ak tey amu ci dara loo xamante ni respecté na ko beneen bi ci des moom moo toogoon fii ci meetingu deuxième tour bi ne moom bu faloo ci mois d'avril train bi dina commencer suqaliku dina suqali chemin de fer boobaak tey defu ci dara kantaan ak ki nga xamante ni malgré li ñu président Macky Sall dig ak li mu ñu waroon a defal Thiès yépp defalu ko moom mu d'accord jaay ngorom dem ànd ak moom muy président Idrissa Seck ñun ñu koy woowee léegi Dunga Seck parce que ñépp xam nañ ne moom soppaliku na nekk ab défenseur central bu président Macky Sall waroon na tey am gàccewu dem naan day organiser Macky Sall accueil boo xamante ni lu mu mës a dig Thiès waay def ko. du ñu nangu ay nervi yi nga xamante ni dëkk bu ñu jaar képp ku ñëw taxaw ne àndoo ak président Macky Sall ñu fekk la fi nga taxaw tabaase la ñun du ñu ñuy dóor du ñu ku ñuy attaqué. leneen loo xamante ni ñu ngi ko doon fësal ni ki démb nag ca pencum ndaw réew mi di ab taxaw seetlu nag ci liggéey bi nga xam ne jot nañ koo def mu ñeel wàllu mbënn mi atum 2020 xam ngeen ne lu ni mel ba mu amee bëri na ci ay yàqu-yàqu yoo xamante ni nemmeeku woon nañu ko fii ci réew bu Sénégal ñenn ci ñoo xamante ni seen i mbir itam daal di ci yàqu jëwriñ ji nga xam ne nag moom moo di Omar Gueye moom mooy dalal xelu askan wi rawatina ña nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee ca diwaan bu Kër Massar li mu xamle moom moo di ay jag-jagal daañu ko nemmeeku ci atum ren ba li nga xam ne dundoon nañu ko dootuñu ko dund fii ci mim réew dañuy teelu ay kàddoom ci micro Aminata Mbare Sow ak Youssou Baro. Programme décennal de gestion des inondations président Macky Sall validé ko woon en 2012 ñu war ci def ci ay koppar juróom-ñaari téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ak lu teg te biñ ko xaymaa. dugal nañ ci déjà juróomi téeméeri milliards ak fukk ak benn boo koy xayma su doon téeméer bu ne juróom benn fukk yeeg juróom dugal nañ ko ci mu doon une performance loolu nag ci liggéey boobu ñu def li mu wane rek rapport bi mooy wax dëgg yàlla ñoom bi ñu demee gis nañu ni gouvernement bi effectivement ci ndigalal président Macky Sall def na liggéey bu am solo ci wàllu inondation ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku nu inondation yu metti moo amoon daaw Kër Massar le 17 septembre 2020 président Macky Sall dem fa wax ñaari yëf yu am solo benn bi mooy yéen waa Kër Massar na leen defal département loolu am na beneen bi ci des mooy dinaa jox ndigal sama gouvernement ci projet 2 muy projet bu am solo pour que nawet bi di ñëw muy nawetu ren bi jafe-jafe yi ngeen amoon du ngeen ko am liggéey boobu nag ñu ngi koy def te liggéey bu bar la bu ñu def bu bar ndax durée bi rek at la waroon doon mais déjà juróomi weer rek ci téeméer bu ne egg nañ 95% maanaam juróom-ñeent fukk ak juróom liggéey boobu nag dina permettre ñu capter ndox mi ñëw jaarale ko ci ay canalisation yu mag yóbbu ko ci ay bassin yu mag daal di koy drainer yóbbu ko ci marigot de Mbao. ci plénière boobee nag leneen loo xamante ni daal nañ ko fay leeral te ki ko def nag di jëwriñ ji ñu dénk wàllu finance ak itam budget moom Abdoulaye Daouda Diallo di xam ne rek ne koppar yi nga xam ne fii ci nañ ko nag toll na ci juróomi téeméeri milliards ak fukk ak benn yoo xamante ni mi ngi ñeel dépense yu cadre programme décennal bu gestion des inondations leneen itam loo xamante ni daal nañ koy amal ci xayma mu di coût bi nag ëpp na
lu tollook juróom-ñaar téeméeri milliards ak lu ko toftal ci suñu ay koppar. leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj mbokk yi bi ñu door yi la jotaayu xibaar bokk na ci lu ëpp téeméeri hectares yoo xamante ni nag ñu ngi fa doon bay li nga xam ne moom moo di ceeb ca Mboubeen ca commune bu Diama la nekk lu foofee nag mu mel ni nag picc yi daal nañ koy caxatee ba tax itam jamono yi ñi nga xam ne ñoom ñoo di baykat yi yëkkati nañ loxo dëkkmal seen gémmiñ li ñu mel li ñu xam le moom moo di xam ñu fenn foo xamante ni la ñuy waxee lu ni mel Ousseynou Diop ak Habib Seck ci reportage. dëkk bi di Mboubeen picc yi def ay ndiiraan téeméer ak juróom fukk hectare tool yoo xamante ni ceeb la lañ ne fuuf loolu nag moo tax ñi di baykat yi am njaaxle lool jàpp ni sax dañ leen war a gën a jàppale ngir jafe-jafe bi ñuy dund mu mën a tàkk. woote autosuffisance en riz ñun ñu ngi ci bi ñuy ñëwee dugg investissement plus fii de 150 hectares mu ngi fi. mais presque je peux dire que ni presque tool yi yàqu nañu. si lu ñu amoon lépp def nañ ko si on a mis des millions ici. mais fu mu toll nii naxasaay na. fu mu toll nii mën naa wax ne kiiwet bi yëpp yàqu na 150 hectares yàqu na. ñu gën a joxoñ baaraamu tuuma mooy waa DPV ñu ni amul lenn loo xamante ni def na ko leneen lu ñu ca teg moo jëm ci seen wàllu bor yi. fekkee ni dañ koy fay dina jafe lool ci ñoom. vraiment jaaxle boo xam ni daal te lii bi mu amee bi picc yi commencé contacté woon nañu ñoo xam ne jéem nañu jotante ñoo xam ne ñoom ñoo war a gérer affaire bi mais bu leen ko waxee ñoom xoromalaanuñu parce que boobu affaire bi état bi tollagul nii ñu wax leen suñu problème expliqué leen ñun vraiment am nañ jaaxle suñu tool yaa ngi yàqu nañ ñu ñëw dimbale ngir yàlla ak yenente bi. préfet woon nañ DPV mais amuñu benn réponse amuñu benn tontu si ñoom. amuñu benn tontu. fu mu toll nag jaaxle daal mu ngi nii. parce que DPV picc bu tolloo Tambacounda war na xam ne picc ñu ngi jóge Tamba di ñëw. mais ñu seetaan ñu ba suñu tool yàqu nii mais xool leen lii est-ce que lii dëkk bi dina dem. bor yi du jeex bor yi fii ñi fi nekk ñëpp dañu am problème fu mu toll nii amul kuy tëdd ba nelaw amul nu mënuñ suñ tëdd ba nelaw ci jaaxle kes lañ dëkk waaw. baykatu ceeb yi nekk ci diwaanu Ndar géej nag ñu ngay ñaan nguur gi mu dugal loxoom ci seen i jafe-jafe yi de nee nañu picc yi bu fekkee ni jugunu ci ca teel ñu jàpp ni duñu góob ren jile. Ousseynou ñu àddu ci leneen mu di mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppale na ni ki démb ñaari doomi aadama toftalu nañ ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay cas positif la ñu am ci junni ak ñaar téeméer ci ay test yoo xamante ni def nañu ko jàppaleen ba tey lu tolloog fukk ak juróom-ñeent ci ay cas communautaire la ñu am di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu Covid 19 te xamuñu rek fan la ñu ko jëlee fukk ak benn ci ay cas grave yoo xamante ni ñu ngi saytu seen wàllu wér-gu-yaram junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn ci ay doomi aadama ñoom ñoo ci daal di génn àddina ginnaaw itam coronavirus daal di gane si réew bu Sénégal ba suñu jonn yàllaay tey ñu wax ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di wopp coronavirus bi bett wi nga xam ne bett na ko tundu Afrique wala boog àdduna wërngal këpp bu ñu sukkandikoo ci professeur Jean-Luc Gala bu université bu Louvain ca Bruxelles nag moom jàpp na ne fi nga xam ne nag moom moo di ci tund wi mi ngi rafetlu bu baax a baax expérience wi nga xam ne daal nañ koy am leneen itam loo xamante ni nam nañ ko cee def nag mu ci nekk ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew yi mu ñu gën a baral lépp lu ñeel wàllu wér-gu-yaram ñu teewlu reportage bu Fatou Kiné Dem ak Amadou Ba. Ne sous-estimons pas, l'Afrique est capable de gérer des crises et elle l'a montré. On pensait que la crise allait dévaster l'Afrique et c'est l'Europe qui a été dévastée. Je crois que c'est une grande kaddu yi nag dafay dëggal ni mbas mi du Afrique moo ci gën a loru rawatina ak ci wàllu bakkan yu rot waaye jafe-jafe bi ñu gis mooy sunu waa kër docteur yi nga xamante ni daanaka ñoo ci gën a sonn. C'est qu'on voit que dans les épidémies mortelles et on le voit pour l'Ebola, la première ligne. gis nañ ne mbas yi ñi muy rey bari na ci ñi ci ëpp sax bokk na ci nga xam ne ñoom ñooy personnel médical bi te loolu mën nañ ko éviter ci lu gaaw te liñ ko mën a éviter mooy fexe ba am système d'information waaye tamit éducation bu nga xam ne que personnel médical bi nañ leen ci former ba ñu xam bu baax a baax li ñuy def ci liggéey bi. Intervenants parce qu'ils sont face à une maladie qu'ils ne reconnaissent pas suffisamment vite. Professeur Jean-Luc Gala bu université catholique bu Louvain rafetlu na xam-xam bi Afrique am ci wàllug mbas waaye mi ngi sàkku rek ñu gën a bàyyi xel wàllug épidémie ndax bu ñu nee doomu jàngoro
Afrique dañuy gën a loru ci wàllu woowee ñu bañ a bàyyi rek ba mu ne këtt ne jonn ñuy doog a jukka. àdduna bi dafa toll ci wàllu globalisation ak internalisation ci wàllu tukki yi wàllu mbay mi ak wàllu élevage yi gis nañ ci ay jafe-jafe lu bari xam nañ ne tamit wàllu élevage de masse bi yooyu mën na tax yenn doomu jàngoro yi di gaaw a dugg nit ñi loolu nag mu ngi tekk ni dañoo war a def surveillance épidémiologique bu am solo rawatina jëm ci mala yi ak ci nit ñi nga xam ne dañuy liggéey ak ñi nga xam ne ñooy mala yi. yeneen i mbir tamit war nañ ko bàyyi xel bu baax. des pôles d'expertise multidisciplinaires là-dedans. dañoo war a taxawal nag ay pôles d'expertise yoo xam ne dafay nekk multidisciplinaire ñu mën si gis ay experts en biologie mën si gis ay experts en clinique wala sax ñi nga xam ne dañuy saytu ci wàllu épidémiologie war nañoo amit ay experts ci wàllu anthropologie rawatina fii ci Afrique li yëpp nag mënuñ koo saafara te amuñu li ñuy wax ay facteurs anthropologiques il faut que nit ñi xam li ñu bëgg mënoo xëri ne saraax kër jàmbur sol ay tenues jaune ak ay lunettes ba pare leen imposer ay mbir. on leur explique. tàggat personnel bi lu am solo la rawatina ak mboolem spécialité yi ñi nga xamante ne sax ñoom ñoo féete ci wàllu paramédical bi tamit war nañ leen a bàyyi xel bu baax a baax ci paju mbas ak lépp loo xamante ne nii jëm na ci seetlu gi. Fatou Kiné ñu wutali ca commune bu Nioro foofee nag lépp lu ñeel kaaraange gi nag bokk na ci loo xamante ni askan wa mbébét na ko ab commissariat la bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag moom la ñu dénk gox ba di jiit bu bokk moomeel ba moom Abdoulaye Ba ginnaaw janoog askan wa mu leen doon wax rek ne bilan am bi nga xam ne jot na ko def ci diirug juróom-ñaari at nga xam ne toog na ko boobu ak léegi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gaye. mënoo tey ne damay nekk directeur de société. ñëw naa damay nekk maire du sotti parce que mënoo boolee ñaar yi sa xel day nekkee tey mais boo jëlee nekk maire da ngay toog nit ñi di yow di gis nit ñi tey am na yoo xam ne tey olaat fii à Nioro bu fekkoon ne ñëw Nioro du sotti ñun bu ñuy ñëw dañ fekk plan ne ñoom jeexal na ci Nioro dootuñu daje ay Nioro parce que mënuñu gis maire Nioro mais ñun dañ ñëw doxaat ba plan ñëwaat. plan mu ñuy jàppale ci santé ci éducation loolu dafa am solo tey ñun dañ placé Nioro sur le plan international tey Nioro dafa nekk ci position privilégiée nous sommes sur la tranche gambienne les investisseurs tapent à nos portes ñi nga xam ne tey dañ ñëw fii tey pour investir dafa bëri. tey mën naa la ca benn boo xam ne incha allah dans 2 mois mu démarré muy assainissement bi di topp mooy bu ngeen ñëwee di gis EDECA bi ci gannaawam dañ fa defoon aire de repos loolu léegi sotti na li mu commencé projet yi bëri nañ yenn yàlla may ñu fekkee lépp. 11 décret présidentiel bu ñeel nag coppiturug yenn école ca commune bu Matam daal di koy tippee ñoo xamante ni ay kàngam lañ ca gox ba bokk itam ci taarix diwaan bu Matam ñu dem fekk fa Ali Bandel Niang suñu ndaw ci reportage. Ils portent désormais tous les noms des valeureux fils de Matam. À travers un décret présidentiel, 11 personnalités qui ont marqué la vie scolaire de la capitale du Fouta ont été désignées pour donner leur nom à toutes les écoles de la ville. Parmi celles-ci, le lycée régional de Matam qui porte désormais le nom de Cheikh Fadel Kane. ñu jéggalu bu baax a baax ci kàllaamay nasaraan yooyu nga xam ne nag nemmeeku ngeen ko ci woowule élément du ñàkk laataa ñu yëkkati jotaay bi wala bokk su ñeneen jotaayu xibaar daañu leen ko digtal ca commune bu Matam la ñu doon wax ginnaaw foofee nag ñu daal di leen xamleeg beneen barab boo xamante ni bokk na itam ci taarix ca département bu Nioro du Rip la nekk ca commune bu Ngayeen Sabax nag di ab site boo xamante ni ay xeer ba mu fa nekkee boobaak léegi daanaka yàgg na ba tax itam jamono yi nag bëgg nañ ko daal di sóob ci lépp lu ñeel wàllu taarix daal di koy boole ci réew mi wala bokk ci tundu Afrique ñu xamaleen leen nag site boobee ànd ceeg Ibrahima Diamé ak Fally Gaye. site mégalithique yu Ngayeen Sabax doon nag taarixu nit ku ñuul am na nag juróom fukk ak ñaari cercle yu nga xamante ne ay xeer yu dijj la ñu samp leen ci suuf ñu ne nag lii ni mu wundu ci wàllu histoire nit ku ñuul rawatina sunu maam ya yàlla rek a xam moom sax dañ ko classé patrimoine mondial de l'UNESCO. site boobu ti siin Ngayeen am na 52 cercle da ngay dem ci benn cercle boo xam ne benn xeer bi nekk ci cercle dafay peser 3 tonnes.
xeer boobu fañ ko jëlee fañ ko indi mu nekk lu mat 4 kilomètres 5 kilomètres alors que ñoom ils avaient des moyens rudimentaires bi ban moyen levier lañ daan jël pour déplacer benn xeer bu am 3 tonnes de 3 kilomètres indi ko fii te amuñu woon 4 plans amuñu woon dara donc ça veut dire que ces hommes là étaient très bien organisés mais loolu dañ ko war a xam. ci jógte bu ñu taxaw nag ngir gën a valoriser gën a xam di patrimoine bile waa ONG Core Africa ñoo taxaw ngir amal camp international di ndaje bu nga xamante ne ay réew lay dajale mu war a am nag ci njeextalu mois de septembre. waaw camp bi nag day doon camp international parce que bu ñu nee patrimoine nag mondial ça veut dire du waa Nioro rek moom du waa Sine Ngaye rek moom te du waa Sénégal rek lu ñu moom maanaam àdduna wërngal këpp ñoom ñoo ko bokk léegi. ba tax day doon camp international boo xam ne dina am ci juróom-ñaari fan ci fin septembre boo xam ne ay jeunes yu bëri Afrique de l'Ouest d'abord. ñi di waa réewum Gambie nag du ñu des ci camp bi ndaxte sax délégation bu jógee ci réewum Adama Barrow ñëw na fekk si ndaje bi nga xamante ne waxtaan yi mu ngi aju woon ci wàccaayu camp boobule. ak ngërëm ñala la mbokk yi ñu wax ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram wi cërum de finale wu Euro 2020 jàppale na nag ni ki tey ji nag programme bi nii lay tëree Angleterre dina laaleek Allemagne bu 16h jotee maanaam ñeenti waxtu Suède itam dina laaleek Ukraine bu 19h jotee jàppale ne match yooyu da ngeen ko mën a am ci li nga xam ne moom moo di télévision Futur Média Mame Fatou Ndoye ak ñi nga xam ne ñoom la ci faral di àndal bés bu yàlla sàkk laata wala bokk ci biir li nga xam ne nag moom moo di match bu ñu mi-temps ak itam bu jeexee di ngeen ko mën a am itam fa nga xam ne moom moo di ca RFM. ñu woyal xibaar yi mbokk yi wax itam ci Sadio Mané ginnaaw itam nga xam ne dellu na fa nga xam ne moom moo di génération foot foofee nag bokk na ci li nga xam ne nag moom moo tàggat attaquant yu gaynde yile naka noonu itam daal nay addu ci li nga xam ne nag moom moo di loko wu club bu Déni Biram Ndaw boobee ñëwaat itam ci li nga xam ne moom moo di wàllu taax yi ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu tàggat yaram ñu teewlu ay kàddoom ci micro Chérif Dia. Sadio Mané dellu siwaat Déni Biram Ndaw makkaanu génération foot muy barab bu mu miin ndax daanaka fii la dalee ba ci football visite guidée bi tax moom Sadio Mané souvenir ñëwaat ci moom ci waxtaan bi mu séq ak Mame Fatou Ndoye mu dellu siwaat ci kàddu yi mu fi yëkkati woon jëm ci infrastructure sportive yi neexul woon ay jamono waa ministère des sports ak fédération ba mu mel ni ci diggante bi njiitu réew mi mujj na koo jox dëgg ndax Macky Sall sàkku na ci ministère des sports ñu defal ko rapport ci infrastructure sportive yi fii ak fukki fan ak juróom ci weeru juillet bi ñuy dëgmal. mais wax naa ci ak président et puis on s'est bien entendu donc il m'a expliqué Sadio. On a appelé les personnels, ils vont venir on va essayer de mettre le paquet pour que vous soyez de bonnes conditions. J'ai dit non, président, il n'y a pas de problème. En tout cas, nous sommes Guinao, donc ce qui est sûr est que Wakhnati, mais bon, je crois que c'est passé. C'était pour défar plus qu'autre chose. Voilà. Njiitu génération foot mel ni sawar na ci débat bi moom mi nga xamante ni déposé na candidature am ngir jiite fédération sénégalaise bu football am yéene ngir soppi xarxanamu footballu Sénégal rawatina li naan infrastructure sportive. Man je crois que la bonne réponse bu ñu waroon tontu Sadio tontu wuñu ko il fallait répondre à Sadio man tey su ma nekkoon à la place du ministre à la place de Augustin Senghor je vais mettre la pression à Sadio naa ne écoute Sadio li nga wax effectivement on est d'accord avec les joueurs en septembre on va vous mettre un terrain hybride ça coûte 800 000 euros mais par contre nous voulons du beau jeu nous voulons amatul excuse c'est comme ça parce que Sadio tey bu leen nee terrain bi baaxul ça veut dire qu'il a envie de gagner quelque chose il faut pas que nous devons tous accepter les critiques objectives dans mon programme que j'ai lancé j'ai fait 2 cartes du Sénégal pour montrer les infrastructures existantes au Sénégal donc maintenant la balle est dans leur camp man j'ai un programme déjà avant que chef de l'État tu koy wax lancé naa ko tey bu acteurs yi gisee lépp ci programme bi je pense que nous sommes en phase avec le chef de l'État et c'est l'occasion de remercier le président Macky Sall. ci tukki nemeeku bi Sadio Mané amaloon fii ci Déni Biram Ndaw makkaanu génération foot moom gaynde gi ñëwaat na ci saison bi mu amal ca Liverpool kontaanu ci. bugg la sori ci ëllëgam bu fekkente ni sax mi ngi sous contrat ak Liverpool ba atum 2023.
jërëjëf Chérif Dia ci reportage bu am solo boobee nga xam ne defal nga ñu ko ca commune bu Fimela mbokk yi jàpp leen ne nees tuut dina am stade municipal ki ko xam ne nag di Karim Sène xam ngeen ne moom mooy jiit bu bokk moomeel ba boobaak léegi li mu xam ne nag mu ngi ci taxaw ba lu tollook 4 hectares daal nañ koy bëgg a jagleel terrain woo nga xam ne nag naan nañu ko ñu teewlu ay kàddoom ci micro Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. gis nga fi ñu footballé neexuñu parce que espace amuñu ko mais Fimela ci boppam incha allah dina am terrain municipal bu mucc ayib parce que ministère des sports jagleel nañu ko financement bi gën na entreprise bi ñëw na ba xool terrain bi mais waxtaan nañu ak ñoom pour ñu muñal ñu bët incha allah ba nawet bi génn également ñu démarré loolu mais le budget a été déjà réglé par le ministère des sports jàppale nañu ci baax terrain municipal aussi lu commune bi soxla woon la gis nga commune bi nu mu mel ñaari zone lañ am zone Samba Dia comme ni ma la ko waxee ak zone Fimela te ñooñu ñëpp tey saa yu nawetaan amee terrain yëpp ay fees Fimela commune Fimela dafa rëy boo xoolee Fimela ñu ngi wax ne 39000 habitants lañ am amuñu ay dëkk yu ndaw dëkk yu ñu am yëpp ay dëkk yu rëy lañ 16 villes la waaye dëkk yi dañoo rëy moo tax tam aussi ministère des sports lim ñu bugg a taxaw ci terrain municipal bi aussi ñu kontaan ci lool ndax jeunesse bi dañ koo laaj c'était un cri de cœur de la jeunesse parce que ñun suñu budget yu ñu am mun ñu permettre ñu construire terrain municipal bu ci ayib. ginnaaw football rugby 15 association sportive des forces armées du Sénégal ñoom ñooy nag jëlati nañ li nga xam ne moom moo di raw gàddu gi ginnaaw seen ak ndaje nag ak seen foot nag score bi jàppaleen ne nii la tëre ñeent fukk ak ñaar ci ak bal ñu teewlu tënk li nga xam ne Cheikh Sadbou Diarra ak Amadou Ba defal nañu ko. ASFA jot na ci li mu yàggoon di wër ci rugby bi militaires yi nga xam ne benn équipe dooru leen ren ji jël nañ guléet bouclier du lion bi ndam lu yaatu fukki poñ ak ñaar la am ci final bi ci kanamu sans fou le score bi yoroon raaya bi. déjà dañoo def parcours sans défaite championnat sans défaite di jël ay score yu mag ñu ne gagné wuñu équipe bu mag défi la woon comme moom mooy équipe bu mag bi comme relevé nañ défi ni comme lu ñu defoon fee rek moom la ñu defaat fii dañuy ñëw pour leeral rek lu ñuy jëli la rek mais ñun xamoon nañ bu baax a baax ñoo ko moom c'est juste que pertoon nañ première finale à 7 bi ci ay détails yu ndaw erreur moo tax erreur yooyu noonu ci lañ basé wu ñëw tey jii nii yàlla may ñu ndam rek moo desoon ci trophée yu ma dese woon moom laa doon ñaan yàlla jël naa trophée yëpp ba mu des bopp gaynde bi ak bii nii dama gëmoon ni sama bopp gëm li ma doon parce que yàgg naa mérite bi 2009 laa commencé rugby ba léegi bon je me suis dit que cette fois-ci du ma échappé parce que daaw échappé woon na ma. sans fou le score nangu li leen ASFA mëne ren ji. tey wax dëgg yàlla lu tax ba ñu perdre match bi c'est que dañu am benn équipe bu gën a aay dañuy waxante dëgg loolu moo tax tey amuñu regret ils ont très bien joué bali dafa génn rapidement et du coup on a dû tout le match aller les poursuivre pour ça. Donc vraiment c'est pour ça qu'ils ont gagné quoi. Ils ont été meilleurs dans le côté arrière. Rugby Sénégal amal championnat bu neex ginnaaw bër bu yaatu. Je trouve que c'est pas mal par rapport à l'arrêt qu'il y a eu de. Résultat bu baax la bu ñu fàttalikoo daaw joué wuñu sax compétition même bu fekkee ne ay fautes techniques bëri woon na niveau bi baax na amoon na sax ñaari essais yoo xamante ne dañ ko dugal yuy fàttali championnat France. Dans chaque équipe. Des fois ça manque de cohésion mais on a vu 2 magnifiques essais. jël championnat bi te nërmeeluwul joueur bi gën a ràññeeku bokk ci moom ASFA dafa wane dooleem bu baax ci rugby à 15 bi ñuy laaj ndax du ndorteelu ay bu nar a yàgg. jërëjëf Cheikh Sadbou Diarra leneen itam ci la jotaayu xibaar di li nga xam ne moom la yéen kaay yi xëyee niki tey jii. jërë ngeen jëf loi bi ñuy ŋawte ak di ko mbambu ci réew mi si du quotidien nee nañu ñi koy ŋàññi ak di ko jooy fenn rek lañ ko mën a jooyee jamono ji fenn rek leen dese mu di conseil constitutionnel ñoom rek ca des ngir mën a feral seeni ronxañ ñoom rek it ñoo ca des ngir mën a arbitrer tàqale ñi ànd ci loi bi ak ñi ci àndul l'observateur nañu ci ñu àndul ci loi bi mu di député yi fara ci opposition bi am na kenn ci ñoom ku leen xamal ne la ñu waxoon juguñu ca danañu dem ba ci juróom-ñaari juge ca conseil constitutionnel kalaami ji fa yëf yi bind nañu texte bi ba mu ne cook dem déposé ko rek moo ci des l'observateur nañu gën ko yàgg war nañu ko def suba ci àllarba ji ndax li leen yoon may moo di bu ñu bëggee yóbbu mbiri ca conseil constitutionnel ci juróom-benni fan yi topp ci bés bi ñu woote loi bi ca la ñu koy def te comme loi bi keroog àjjuma ca la ñu ko woote kon gën ko yàgg war nañoo déposé seenu bu recours suba ci àllarba ji l'observateur nañu bu dee sax am na lu leen ci nar a yeexale kas ñëw moo di honorable député Aïda Mbodj mi nga xam ne yaayam dafa génn àdduna ba tey ji ci ngoon ci lañ ko war a jébal boroomam ca Bambey Khalifa Ababacar Sall mi ñàkk yaayam te Macky Sall demoon fa keroog doon ko jaale ji njaal ma Le Quotidien di waxtaane ba tey
yëral xët mu njëkk journal bi jàpp na ne fait social mu di lu ñu aadawoo rafetal ak wutu yiw moo taxoon Macky Sall demoon kër Khalifa Ababacar Sall doon ko jaale ji waaye jëf la jot ci mëne su ci génnee mbiri politique journal Le Quotidien tënkal ñu ko ci ñaari kàddu mu di fait social effet politique boobee sax xëy na ne jasar ci yéenekaay Tribune bi ne na njiit réew mi Macky Sall mu nga jëm ca kees tey yi ci ngoon waaye poñ se mburoog soow ma nga fay bëgg a forox maanaam gars yi APR yi ak gars yi parti réew mi ci defante bu rëy ci la ñu nekk wàll wu ci nekk ku ci nekk yaa ngay findu ak di fexel sa morom journal bi wax ñu ne président Macky Sall ca benn dëkk ñaari gaar bu ñu moytuwul wisit la bu nar a bari ay jalti l'info nañu ci mobilisation ba la guerre des alliés mënut a ñàkk ca Thiès ci dem gi fi Macky Sall di dem te nag dem dikk bu dee am wàllu mobilisation moo ko nar a sooke te it luñ ci mën a jàpp moo di mbiri yamu rekk ci biir responsable yu coalition Benno Bokk Yaakaar yi ne responsable yi APR ya ca Thiès it naru ñoo seral ñi fare ak Idrissa Seck bëgg nañoo wan Macky Sall ne kees ñooy borom ñooñu Macky Sall it bëgg wan Macky Sall ne la woon ca kees woon ni na Ndiaga Diaw di responsable parti démocratique Sénégal ca kees li ñu wax ci xët mu njëkk l'info ne Macky Sall na xam ne ñoo ngi koy xaar defar nañu junniy pancarte ak juróomi téeméer yoo xam ne bu ca nekk li ñu ci bind moo di troisième mandat du fi am li amoon daw ca Kër Massar mu di inondation ba nit ñi doon jëli gaal ngir mënoon a doxi seeni soxla loolee du am ren ministre bi ñu dénk wàllu collectivité territoriale di Omar Gueye moo ko wax ji mi ngi ci journal L'As yéenekaay bi nañu démb la ko wax bi commission parlementaire bi ñu taxawaloon ci assemblée nationale ngir mu saytu ak a càmbar li état bi liggéey ci xeexum inondation doon joxe rapport bi mu dëxëñ ay résultats am Soleil national nañu mission parlementaire bi nee na gonga ndax 2891 logements yi ñu nësaroon réceptionné nañu lu toll ci 2348 tabax nañu it lu mat ñeent fukki station pompage ak lu teg ci it ñaar fukki bassin de rétention ak lu teg wax nañu it ne liggéey yooyee ñu doon def bu ñu doon téeméer la Promoville ak Ageroute jàppoon nañu ci fanweer ak juróom-ñett maanaam 38%. journal Source A xëy ñu becc la nekk ci rapport bi député yi def jëm ci doxalinu plan décennal lutte contre inondation la ñu ca def ak la ñu ca deful ak it fi nga xam ne bëgg nañu état bu Sénégal taxaw ci xeex bi muy xeex wàllu inondation gi lépp ngi ci yéenekaay bi yéenekaay beneen bu xëy ci leneen moo di Les Échos njiital COUD centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru di Maguette Sène doon it sa maire bu Malicounda la ñu journal bi xëy di wax taxawaay bu am solo bu mu taxaw ci wàllu wér-gu-yaram ca département bu Mbour lu ëpp fukki junni ak ñaar ci ay doomu aadama fekk baax ci fukki commune ak juróom-benn yu département bu Mbour baaxee na leen ay consultation médicale gratuite ci diirub juróom-benni fan lu mat ñaari téeméeri médecin yoo xam ne amical faculté médecine ba ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoo leen mobiliser ñoo def liggéey boobee yéenekaay bi dolli ñu ci ne am na ñetti centre de santé yu ñu daloo keroog ca Malicounda moo ko tabax l'info nañu ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr moo inauguré ñetti poste de santé yëpp ba félicité ko fa ci campagne médicale bi ñu doon def àndoon ko ak association des maires du Sénégal waaye félicité ko ci centre de santé yu yees ñu fa tabax ñu taxawaat ci xët mu njëkk l'Observateur xooli fa mbir mu yéeme mu xëyee marché Thiaroye marché Sawanel marché Waranka ak marché Zeng commerçant ya fa nekk natt bañ doon def tudde ko tontine tabaski l'Observateur nee nañu waa ji yore woon natt ba moo ne doññet natt ba ne meng ak moom. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye ñu fàttali leen rek leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju ci xibaar yi bokk na ci àtte wi ci ki nga xam ne moom moo di Amady Badiane ak itam Mohamed Samb ñu gën koo xam ci Ahmed Thiou procureur bi nag mi ngi sàkku ñu daal di leen tëj ñaari ati kaso juróom benn weer yoo xamante ni daañu ko tëdd parquet wi itam bokk na ca lam leen di toppee la ñu def ci concert yi nga xam ne Wally Seck mu ngi ko doon amal mu di fóonante boobee nag ñu ngi koy ñaalu bu baax a baax ndax itam lu ñu jàpp moom moo di bokk na ci loo xamante ni waruwul fii ci réew bu Sénégal li nga xam ne nag moom moo di délibéré bi ñu ngi koy xaar ci juróom benni fan ci weeru juillet yi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal ñu egsi si leneen mu di Mamadou Ndiaye ci beneen studio ginnaaw bi mu ko nuyoo laaj ko lan moo gën a fës ci li nga xam ne nag moom moo di internet bi tey. maa ngi lay ziar Cheikh Diop di nuyu téléspectateurs yeeg internautes yi boo jeexalee ñun waa heure bu baax bi ñëw taxaw tey li nga daanelee noonu nag gis nañ ni site d'information yëpp ñëw nañ ci rawatina. IGFM di www.igfm.sn. ci kanam tuuti nañ ci ñëw loolu moo tax ma fàttali ko bëgg nga daal di si sukkandiku mën a introduire. jaajëf am na solo loolu li nga wax noonu am na solo waaye tamit am na leneen beneen application bu Google ubbi. mooy lu yees lu mu nas. commencé na ko ci Europe ak États-Unis application boo xamante ni pour détecter les maladies des peaux. xam nga loolu moom. bu amee bu njëkk ba da nga doon dem ci médecin yi. mais lii balaa en attendant ngay am ay rendez-vous di xaar médecin yi. am na application boo xamante ni Google mi ngi koy waaj. ci boo photowee rek sa li nga xamante ni am nga ko. comme jàngoro ci sa yaram. mu wax la exactement lan moo la daal. da la koy wax léegi lay doon bu ma rek buuralee rek moom Mamadou Ndiaye mu yëkkati mbokk yi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média ngoon incha allah daañu fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc lu mooy loolee itam des leen di wéy ak programme TFM jàngeen jëf kenn dal ak jàmm.